salaamaaleykum mbokk yi ak auditeurs ak auditrices yu Kayar FM 89.1 ñi ni seetaan aussi ci YouTube bi ADER TV di leen wax aussi bu leen fàtte di abonné ci seen émission ADER ànd defar réew mi ngeen ci ànd ak seen xarit Ibrahima Massamba Faye samedi bu jot tey nag di samedi yem ak ñaar fukki fan ci weeru août atum 2022 benn waxtu di 1h jot na ba tegal quelques simili tey ñu dalaloon ci suñu benn doyen bu ñuy wax Pape Ousmane Faye nekk jàngalekat fële ca Béer nekk aussi conseiller ci mairie bu Diender it jiite lii di commission bi nga xam ni moom la ñuy wax urbanisme et habitat à la mairie de Diender ñu ànd wax ak moom war a waxtaan ak moom ci ponk yu bari salaamaaleykum Pape maa ngi lay nuyu di la ziare bu baax. asalaamaaleykum sëñ Ibrahima ñu ngi lay nuyu di la fay di la jox sa wàccuwaay bu baax. yaa ngi tudd Pape Ousmane Faye dëkk ci dëkk bu ñuy wax Bayax nga nekk jàngalekat ci Béer école élémentaire bu Béer nekk conseiller aussi ci mairie bu Diender jiite it li nga xamante ni moom la ñuy wax commission de l'urbanisme et de l'habitat à la mairie de Diender. tey ñi ni déglu bu ñu bëggoon a xam kan mooy Pape Ousmane Faye. waaw Pape Ousmane Faye de benn mbindaafon la rek bu xeebu màggee fii yi nga xamante ne moom mooy Bayax Njaay nekk fii ak papaam ak yaayam waaye jàngee fii aussi école primaire commencé ko ci CI CP ba CE1 jóge fa fekki sama doomu bàjjen di Mamadou Diouf mais foofu 2 ans laa fa def àggale fa CE2 et CM1 yàlla dogal ma dellu si waat Bayax ñu yóbbu ma fii nga xamante ne mooy Gorom 1 ma amee fa sama entrant ak sama CFE bon def noonu mu amoon sama benn jarbaat boo xamante ne mu ngi woon fële à Mbour ma def foofu sama 6e. bi ma fa jógee nag ñibbi si jot parce que comme tool yi dañu fi nekkoon ma ne bàyyil ma ñibbi si jege si fii en même temps di demaale école ci lañ ma yóbbuwee fii nga xamante ne mooy Mbambilor ba yàlla dogal ma amee fa sama BFEM ginnaaw bi ma ko amee fekk nag duggoon nañ ci ay activités yu bëri ci sport ba mu bëggoon ñu ëpp doole biñ may poussé ak bëgg a tukki aussi ma ne woon daal sama njàng dama koy arrêté. suñu la doon wax daal tey dañ lay wax ne la monsieur Faye loolu mooy parcours am ci am njàng ginnaaw loolu bi ñu demee ba xam ne nag ñu ngi forcé ci loo xamante ne sport bi su waajur bëgg ko te ñun moo nekkoon suñu bëgg-bëgg ñu forcé ci lu baree bari mais comme bëgg ko te moom la ñu am ñu mujj nag fekk si ko ci li nga xamante ne moom la bëggoon mu orienté ñu ci lañ persévérer waat ba volontariat am ñu dugg ci bokk ci promotion 2006. yàlla dimbali ñu admis après ci la ñu defee noonu ñu pare suñu formation à l'EFI de Dakar ñu pare suñu examen suñu formation ci la ñuy yóbboo nag fee nga xamante ne mooy Louga ñu def foofu 11 bonnes années ñaan affectation ñibbi si fii nga xamante ne mooy suñu fief ba yàlla dimbali ñu nekk fii nga xamante ne mooy Béer Jalana. mu nekk jaar-jaar boo xamante ni am na solo trop si jàngalekat mais Louga exactement ci fan ci Louga la woon. waaw Louga nag dëkk bu ñuy wax Kër Momar Sarr la commune de Kër Momar Sarr mais village bi nga xamante ne nag fa lañ ma yóbboon ñu ngi ko doon wax Baraar ci waalo yi dëkk boobu moom Baraar la tuddoon mais nag suñuy cellule d'animation pédagogique ñu ngi ko doon def fii nga xamante ne mooy Kër Momar Sarr. donc foofu nga def 11 ans. foofu laa def 11 ans. nga door a ñëw fi nga xamante ni mooy fi nga soxe ko woon di Bayax. ñëw di jàngale Béer ban année nga fa nekk. Béer maa ngi fi ñëw octobre 2016 2017. ci la ñu ma indi fii. waaw de passage sax ma nuyuwaale maire Kayar bii nga xamante ne yàlla dogal na bi mu jëlee retraite mu ngi ci fonction bi di ko ñaanal yàlla na ko jig moom moo ma dalal bi ma ñëwee muy monsieur Gass Ndoye. d'accord di aussi di def benn parenthèse bu ndaw di masawaale aussi population de Kayar parce que wax dëgg yàlla bi ni ñëw aussi ñoom ñu ngi ànd ak seen ñaxtu di benn usine boo xamante ni li muy dégager doy na waar jéggi na dayoo
baaxul sax ci wérgu yaram ci côté environnement ci côté santé wax dëgg yàlla moom la waa Kayar di ñaxtu ba sànq sax amoon na ay jàppante ak ay yëngataay waaye lu ci mën di am tamit yàlla na solution bi nga xamante ni moo mën a jur jàmm ba jàmm dellusiwaat daal man ci am ñuy jégalu bu baax ci parenthèse bi aussi di wax aussi na xeex dañ koy defee ak xel ànd ci ak dal aussi incha allah ñu xool monsieur Pape Faye ñu xool aussi que ni ginnaaw jàngale bi dañu gis yow aussi yaa ngi nekk ci politique di dugg yëngu ci politique ban jamono nga commencé yëngu ci politique. waaw xel mi ak xalaat mi nag comme ni ñu la ko waxee bi ñu nekkee Kër Momar Sarr ñu ngi ci doon am mbébét pour bëggoon koo def waaye nag dañuy wax ni nit ku nekk ci li ngay doxal moom defee ko fa nga dëkkee fa la gën a safee donc année bi nga xamante ni ñibbisi naa ñu dem ba 2018 ci laa toog parce que yàgg ma xalaat ni daal pourquoi pas man sama wàllu bopp ak du ma dugg ci politique ndax la politique n'est rien d'autre que l'art de bien gérer sa cité te ñun suñu wàllu bopp ku ñu xam ku nekk xam nañ ni yàgg nañuy contribuer à ce que ñu nekk ay acteurs de développement di jàppale ku ñu mën a jàppale mais dañoo gis ni nañu koy defee jombul bu ñu duggoon ci politique yàlla mën nañu dimbali ne xëy na suñu kàddu fi muy mën a àgg mooy gën a gaaw pour nga décanter situation yu bëree bëri ci la ñu neew nag nañu dugg ci politique quoi. ci politique maanaam noo ci duggee ak foo ci doore ak lan moo ci sa jaar-jaar. waaw politique ni ma ci duggee benn jour laa nekk tool di béyandoog sama waajur bon ma ne ko papa man de dama bëggoon dugg ci politique mu ree ne ma politique yow de li nga bëgg a song vraiment xaw na metti neexul de ma ne ko waaw xam naa ne neexul mais damaa gis yow de ñu bëri interpellé nañ la pour nga def politique mais da ngaa mos a bañ léegi demoon na ba Moussa Sow sax li mu doon def nii xëccoon na ko ci ba sonn sama papa ne ko daal man daal su dee joxe conseil mun naa ko waaye nag du ma ci dugg ci kaw noonu man sama wàllu bopp ma ne ko nag yooyu ma gisoon mu fiy am te ñun aussi yaakaar naa nañ yàquñu fii ci tund jandeer lu war a tax ñu war ko mën a bañ a def te gis nañ ay bunt yu bëri yoo xamante ne buñ ci duggoon war leen mën a jàppale kon daal man danga may ñaanal daal ma defagum li nga xamante ne moom mooy politique locale li ñuy wax nag l'appétit vient en mangeant mais bi ñu demee ba ci biir ñi nga xamante ne ñoom laa seqal li may def ñoom ñu gis ne daal lii comme man mos naa fi jiite benn mouvement bu ñuy wax Union des jeunes pour le développement de Bayax bokkoon nag ak ay étudiants ñoom ñoo dellu si waat rek ne ma fay lii nga doon prôné daal dañoo ñaan nga jiite ñu ci parce que yow daal yaakaar nañ ne ni ngay initier gars yi boo ko porté woon daal dina nekk flambeau boo xamante ne dina am lu mu mën a meññ. ci politique quoi ba léegi man li ma bëgg a xam réellement mooy yow lan moo la motiver à ce que nga ni da ngay def politique. waaw la motivation n'est rien d'autre que bu fekkoon ne ñiy def politique fii nii jagaloon nañ ko ni mu war a jagee pour vous dire kon mun nañ koy def comme politique mbedd li nga ci mën a waxtaanee nga waxtaanee ko ci mais dañoo gis ne ñi nga xamante ne tey dañoo ŋànk buumu politique fi ñu teg politique du foofu dañ koo jël maanaam muy genre arme boo xamante ne dañ koy jël ku ci toog fa nga toog rek jël sa yat maanaam di bàcc di dóor nu mu la neexee ba ma foree ci ki nga xamante ne mooy suñu maire di Alassane Ndoye mu ne waajuram doon na ko wax ne ko yetu politique sax boo ko fekkee ci mbedd mu ne boo ko soxlawul sax téye ko ndax boo ko defulee baadoo la dina ko jël ba dina la ko dóor loolu moom moo tax ñu dugg ci pour nag li nga xamante ne lu salte la woon wala lu teguwul ci yoon ñu won leen ne politique mun nañ ko def autrement nga garder sa dignité garder sa personnalité waaye lépp loo xamante ne luy jagal la luy doxal rek nga fexe ba yow ci sa wàllu bopp ku ko bëgg a contrecarrer nga tegaat ko ci ak sa tegaat ko ci raay moo tax ñu ne ñun suñu wàllu bopp nag dinañ bokk ci ñi koy def léegi waaye def ko nag autrement. parce que li ma bëgg a xam foofu mooy. yow yaa jiite li nga xamante ni mooy kuréel gu ëmb wàllu dëkk ak dëkkuwaay ñu koy wax urbanisme et habitat ci mairie bu Diender. parce que bu ñu xoolee dafa mel ni sa politique doore woo ko woon ci Alassane Ndoye bëgg nañoo xam Alassane Ndoye le passage mooy maire bu Diender. pour ñi nga xam ne ñu ngi suivre à travers YouTube. li ñu bëgg xam exactement fi nga doore ci politique ak lan moo
lan mooy jaar-jaar ba tey nga war a mën a dem atterrir fii Alassane mairie bu Diender bay jiite commission. waaw foofu nag bu ñu la ci waxee anecdote sax di nga ci ree parce que ñun bi ñu nee bëreet jóg comme ni ma la ko waxee léegi dañ ne woon nañ def politique boo xamante ne ñëpp xam nañ ne état mooy defar gox ma wax askan bi ne leen léegi nag yéen ay tànn bu leen neexee mun ngeen commencer ci opposition comme bu leen neexee aussi mun ngeen commencer ci pouvoir loolu man monsieur Faye awma ci benn problème mais nañu fexe ba ñun li nga xamante ne ñu ngi koy teg te tund bi gën ñoo intéressé rek ñun nañ leen doxee ci noonu la ñu def ma présenté leen kenn koo xamante ne sama jigéen la ñu ko doon wax Thérèse Faye Diouf nekk ci côté état bi ma demee nag ba nga xamante ne am nañ lien ma wax ko ne ko man de dama bëggoon dugg ci politique te dugg bi ma bëgg a dugg ci politique def naa ñi nga ay porte à porte waxtaan naa ci ak sama askan waaye la ci bëri balancé wu nañ ne man su fekkee ne porté wu naa pour war a mën a def politique commencé ko ci yow ñoom pare nañ pour jàppale ma parce que c'est pas la personne du président qui leur intéresse ni qui que ce soit waaye ñoom ki leen intéressé mooy jëmmi Pape Faye bii nga xamante ne moom opté wu na pour dugg ci politique te ñoom am na lu ñu ko xamal voilà donc loolu moom moo am bi loolu amee ñuy doxal di doxal ba local yi di waaj a digmal di ñëw yàlla sama borom dogal ñu doxal ko doxal bu mucc ayib de passage comme ni nga ma ko waxee il faut ñu am nag ñoo xamante ne dinañ leen tudd parce que nag noonu la demee muy ku ñuy wax sëñ Saliou Mbaye nekk fii nga xamante ne moom mooy Bayax yoroon le mouvement ànd defar Diender bi mu ñëwee suñu mouvement la njëkk a dugg. le mouvement liggéeyal Diender. waaw le mouvement liggéeyal Diender ci suñu mouvement nag la njëkkoon a ñëw affilié wu ci ne wax dëgg fa yàlla gis nañu ne ni ngay doxalee yow Pape Faye ñeme nañu la wër nañu tund Diender waaye nag bu ñu sañoon yow ci sa wàllu bopp daal dinañ la jàppale xëy na ñi yàlla dogaloon ñu defandoo ko ëppoon na une quinzaine de personnes te ñooñu ba léegi ñu ngi dund te yaakaar naa ne dinañ déglu émission bi kon dinañ xam ne fay lu ñu fi wax naka su dul noonu amul yàlla sama borom dogal bi loolu amee ñu doxal benn moment ma woo ko réunion mu ne ma Faye ñun dañu ngi leen di xaar boobu ba léegi mais gisuñu ngeen def benn jéego comme defu leen benn jéego nag ñun nag il faut que ñun ñu nekk ci leneen ma ne ko alhamdulilahi rabbil alamin amul benn problème ci la ñu continuer di doxal ci li ñuy doxal mais comme ni ma lay waxee ne la ñun ci suñu wàllu bopp bi ñu aspiré def politique aussi waxuñu ne dañuy politique rek feeñ jiite yore non non loolu nekkuloon suñu ambition mais dañ ñëwoon ci fépp foo xamante ne dem nañ fa ba war a fësal nañu bokk ci ñi nga xamante ne dañuy bokk ci piliers yi ba nga xamante ne prise de décision yooyu nga xamante ne ñu ngi koy gis ñun ci suñu wàllu bopp buñ ci bokkee dinañu xam lu transparent ak lu transparent wul léegi nag loolu dama koy yoot sax wax dëgg fa yàlla di ko jégaluwaat sama ay nit mais am na ñu ko ci xamoon ci laa ñëwee ci moom ne ko Serigne Saliou lii nga sumb de wax dëgg fa yàlla ñun amuñu benn problème mais dañoo gis ne lii nga xamante ne pare nga pour porter wu ko pourquoi pas duñu la ci jàppale mais bu ñu ñëwee itam suñu mouvement dañu koy téye ñu unir les forces parce que loolu moom moo fi mën a jëlee kii nga xamante ne moom mooy monsieur Alassane Ndoye ndax lu tax loolu mooy que ne ñun jàngoon nañ ne peut-être commune bi ni muy doxee am na ay lenteur bien vrai léegi nag comme ñun suñu wàllu bopp néewuñu bëreet daw ci moom il fallait que nga montrer say jalons ñu montrer suñu ay jalons après ci la Serigne Saliou waxee ne alhamdulilah rabbil alamin lii lu ñu bëggoon la lu ñu kontaanoon la pour nga def ko Faye. ban jamono la woon loolu. boobu toujours ci 2018 bi jëm 2019 après les élections présidentielles bi mu rombee romb. 2018 les présidentielles 2019 la 2019 dama ne 2018. bi nga xamante ne ñu ngi dox loolu ba présidentielle jàll. ñu parrainel sax d'ailleurs foofu de passage le président de la république ma ciy santaale waa Bayax bu baax a baax a baax keroog parrain yi nga xamante ne parrainé nañ ma ko à Bayax. man maa ko jël teg ko ci loxo Serigne Saliou. mu jël ko jébbalaat ko kii nga xamante ne mooy Ibou Ndoye ministre conseiller. bi loolu jàllee nag ba pare moom mu pare woon pour ànd ak man mais ñu dem ba à la dernière minute. mu jël décision bii ma la wax ni ci laa ne ko garaawul parce que ñun defar moo ñu intéressé parce que Olof Ndiaye dafay wax ne néegu ñax boo ngay taxawal puj ba ngay séen ca kaw loolu da nga koy séen ba mun a wax ne lii néegu ñax la rek waaye jiiñ yi ñoo ko téye ci lañ ñëwee ñu ne ko nañ bokk ci jiiñ yi jiiñ yooyu bi ñu ci bokkee léegi nag ci
xëy na ay gis-gisu boppam jàpp ne Moussa Faye bii di ñëw tey côtoyé ko est-ce que lii muy dox lu mu gëm la wala est-ce que jiitu moo ko ci intéresse ñu nekk ak moom ci mouvement parce que ñun ñoo njëkk a génn ak moom fii ci tund Jandeer waaw génn yu mucc ayib wax leen ambition yi nga xamante ne moom la ñu am mais à la limite da ngay gis ne moom ci wàllu boppam qualité amu ko woon ñu xam ne fii lu sincère amu fi. pour rebondir kii nga xamante ne moom mooy Ablaye Dia aussi songu mouvement am bi mu ñëwee ma ne ko lii ñuy def yëpp te ñoo boole suñu doole ñu sot ki nga xamante ne mooy monsieur Alassane Ndoye ndax loolu moom mun a tax ñun ñu jëlee ko fi. loolu ban jamono la woon loolu toujours loolu ci même kii bi la rek parce que ñun ñëpp presque ñun ñoo bëttandoo kon ñun ñoo fi nekkoon ci jamono boobu ñu fi njëkk a dawal langue bi mu ngi nekkoon toujours après 2019 ci année 2019 bi. mais man li mu bëgg a xam dama bëgg a xam exactement loolu bi ngeen koy def c'était poste présidentiel ou pré-présidentiel. non boobu présidentiel génn na parce que présidentiel moom. kon poste présidentiel la. waaw bi présidentiel yi jàllee. voilà c'est ça bi mu bi 2019 bi Macky Sall gagné ba pare te ñu gis ne ñun suñu wàllu bopp li ñu Thérèse Faye waxoon waroon koo def ak ñun diggoon ko tund Jandeer ñu ngi ko doon xaar mais ñëweewul noonu ci laa dem ba xam ne nag lii nii man mënuma cee bokk ak moom ci lañ dem ba jàngat ne Ibou Ndoye ci wàllu boppam moo ko doon contrecarré. donc si j'ai bien compris mooy ñoom teniruñ seen promesse. et que li ngeen doon xaar ne sont pas à la hauteur de vos attentes. merci beaucoup ils ne sont pas à la hauteur de nos attentes. léegi loolu moo la poussé à ce que. la suite. loolu moo ñu poussé ñun ñu ne kon li ñu doon xaar daal vraiment nekkul fii mais kon ñun ci suñu wàllu bopp nañu delluwaat ci la ñu nekkoon maanaam ba dëgg feeñ parce que itam mënoo pare pour prôner dëgg. ba pare di dugg ci loo xamante ne lii muy xeeñ ay tappale la noonu lañ def delluwaat ci ginnaaw. donc si j'ai bien compris. da nga ñëw sa mouvement ngeen bëggoon ngeen unir seeni mouvement. suñu ay mouvement. léegi pour ngeen boole seeni force am benn adversaire commun muy l'actuel maire. léegi bi ngeen demee en cours des discussions gis ngeen ni sincérité ak honnêteté amu fa loolu tax ngeen kenn ku nekk dem. comme ni ñu koy waxee nu golo xame ni boote ni doomam. léegi yow bi nga demee loolu man dama gis aussi benn xam ma nan laa ko mën a waxee ci wolof dafa mel ni Pape dafa nekk ko xam ni dafa doon wër opposition pouvoir et cetera parce que soo xoolee dafa xaw a am tuuti benn incohérence tuuti. incohérence bi mu ngi nekk soo xoolee si ñooñu nga fi lim ñooñu ñëpp ba ci Thérèse Faye boobu nga wax ñoom ci côté président lañ bokk. kon c'est la mouvance présidentielle. mais si ñu xoolee bu baax mooy l'actuel maire bi nga xamante ni tey moom nga nekk conseiller ba dem ba yegg ci nekk président commission urbanisme ak yooyu boo ko dee xool moom ak. niñ ko mën a waxee du sañu ñoo wax ni safara ak caas mais ànduñu bokkuñu idéologie politique. mais dama comprendrewul foofu réellement lan moo waral jékki-jékki si d'ici peu de temps. parce que li nga wax poste présidentiel après 2019 la. donc 2019 on est en 2022. ci diggante bi dem nga fi ba atterrir ci mairie boobu. ba jiite fa kii. maanaam kii bu gaaw boobu laa comprendrewul exactement. waaw alhamdulilah rabbil alamin xam nga dama la expliquer léegi ne la ñun bi ñuy door a dal dañu ko daloon ànd kooku ak pouvoir mais loolu yëpp ci wut dëgg la parce que jamono boobu noonu ñu ngi dabee le président Macky Sall ci jamono boo xamante ne mu ngi wax la jeunesse dugg leen nga wax suñu ay réalisation jamono boobu ci la ñuy wax ay ANPEJ ay piment yooyu yëpp ci lañ ko doon wax léegi ñun ñu dem ba nga xamante ne loolu war nañ cee mën a porter pour mun cee wax mais donte sax yow information bi nga xam ne xam nga ko ci la ñu cay wax est-ce que ñoom ñu état bi dina pare pour jëfee ko nam ko war a jëfee là on a senti que le bas blesse parce que da ngay gis ne par rapport ak jéego yi ak gis-gis yi teg na ci lu bëree bëri lu ñu waroon a mën a téye suñu loxo mais boo demee ba ci biir da ngay gis ne y a un grand déphasage boo xamante ne dem nga pour mën a supporter mbër mi nga bëggoon a supporter boo toogee sax ci grand place yi di waxtaan dootoo mën a soutenir mbër te ñun duñu naafeq du defuñu politicienne boo xamante ne rek ànduñu ak dañuy ànd ak yow moom moo tax dañuy nëbb suñu ay bët ba looy def lu nekk rek ñu admettre ko. c'est la politique basée sur la démagogie. c'est la démagogie léegi bu loolu amee donc ñu dem ba nga xamante ne ku ko jege gis nañu ko di mbokk encore won la ay fait yoo xamante ne la mu la waxoon tenirul promesse am
mais cin bu naree neex bu baaxee dafay xeeñ te man dama la wax ne la lu ma mënti am tey tund jandeer man moo ma ko gënal kon man foofu mënatuma fa woon a exercer ba pare dugal fa loo xamante ne na mu waroon demee demewul noonu Ibrahima Ndoye yàlla dogal mu ñëw fii Macky Sall di def tournée politique am keroog bi ñu taxawee maa ngi moom ñoo taxaw côte à côte ak Ablaye Dia ak Thierno Moussa. C'était le 15 juillet 2017. 2017 keroog maa ngi taxaw nii le président Macky Sall sama tur la mujjee tudd te Ibrahima Ndoye naru ko woon a def parce que bi mu demee bay defar ay kiyam ay posteram daf ci dugal ña ko neex man mu mettre ma en rade waaye loolu taxul ma toog jàpp sama njàmbur parce que dama xamoon ne mbir mi ci base bi la te man ñemewoon naa fa ma jëm car yi mu gis nag mu jógee beer ak ñi nga xamante ne génneewu nañu ci biir bayax def bolok taxawee ci sama wet ci la njëkkante bind sama tur bi Macky Sall la ñëwee ma ne nag maa ngi koy déglu ci discours am man que mbindaafun mënumaa tere ba man li ma bëgg a wax tey du ma ko wax Macky Sall léegi ci ni ñu taxawee noonu gangster yi taxaw Macky Sall bi mu ñu gërëmee ba pare moom Ibou Ndoye taxaw rek ne alhamdulilah rabil alamin le président Macky Sall jandeer sant na la gërëm na la parce que dara manqué wu fi xam naa ne bu ñu defee attention maa ngi naan monsieur le président pour vouloir lui retirer la parole parce que loolu ku nekk ak sa stratégie de faire bi ma koy def rek Thierno Moussa du ma bàyyi ma fen moo jékki-jékki rek taxaw ne sans portable dem na te boobu maa ngi ak sans portable sœur ami ko la buy jar presque 300 et quelques mille ci daw njëkkante boobu noonu ci la ñu gangsters yi poussé après laa la ne plaie d'argent n'est pas mortel nañu bàyyi mu jàll parce que àdduna mu ngi dox ak ñun mais ci kaw dox boobu noonu ma xam ne fii nii Ibou Ndoye li muy bëgg a doxal ak tund jandeer ci ak ay definam du kii moom mooy ki ñuy dimbali pour ñu mën a jàppale le président Macky Sall boobu nag xamaguñu faay yi nga xamante ne yëpp am na fi ndax boobu fekkee na mu nekk 1er septembre boobu promesse yi ñoo fi nekkoon mais ci quinquennat bii nga xamante ne moom ci la exercer ci la ñu dem ba gis fi ay lënti yu doy waar yoo xamante ne yàlla moom buy defar moo xam fi mu koy jaare kon lañ ne kon dekk sax yàlla dimbali nañu ci ba génn nañ ci sax ci jamono ba nga xamante ne waroon nañ caa génn. maintenant foofu li ma bëgg comprendre mooy man Pape dafa parce que comme ni ñu koy waxee donc def transhumance ba ma emprunté mot bi gars yi wax parce que du foofu mot boobu moo ma intéressé. Pape dafa def transhumance politique. C'est parce que Pape se sent frustré wala Pape dafa gëm ni ñii li ñuy woote nekkul ci ñoom. Pape li muy def bu fekkee ne loolu la ñuy tuddee transhumance kon transhumance bonul xaw ma nag ñu tuddee ko transhumance ba pare tuddee ko neneen mais man dama ne même bu fekkee ne loolu la ñuy tuddee transhumance Pape Faye dina yàgg di dëkk ci loolu man fépp foo xamante ne fekkuma fa éthique fekkuma fa déontologie la nga ma wax ba jaay ko nit ñi seetaan la ko ci à travers le petit écran dafa neex man damay fexe pour ma côtoyer nag ba xam ki ma amal affaire kan la saay bu ma demee nag ba xam ne yow ni ngay naxee population bi ak yow li nekk ci yow du ñu benn man kon dinaa yàgg di dëkk di def transhumance. loolu donc si je comprends bien Pape n'est pas un béni oui. waaw non du tout du tout très bien loolu aussi dafay am sens de responsabilité. parce que politique ni ko gars yi bëgg defee léegi loolu du politique. dama ànd ak diw lu mu wax moo baax même su waxee safaan dama koy fexe un homme véridique doit éviter ou bien ne doit même pas essayer de mettre le vrai à la place du faux ça c'est un homme véridique ne doit pas le faire nit du doxalee noonu lu nit def nga ni gongo te il paraît que man su ma defee benn jàngat mu ndaw dafa bokk ci li retarder jandeer de trop dafa bokk ci li retarder jandeer maintenant si loolu yow lan nga jàpp ni tey jii nii buñ ko doxalee ci côté politique jandeer mën nañ ci avancer. loolu li ko mën a def moom mooy que ni sàmmat jikko yi parce que gis nga fondement dafa am solo fii boo fi tegoon un messie te fekk na messie boobu ni mu màggee peut-être am na parent bu koy dimbali muy jàng convenablement ni mu ko war a jàngee jàng kayit yi ba lire document yi war yépp ci àdduna ba ñu koy tuddee un agrégé te fekk na ci meññeentel ba dafa nekkoon nit koo xam ne dafay sàcc. dafa nekkoon koo xam ne dañu bokk ci ay association dafay luubal dafa yoroon ay pexe yoo xamante ne lii nii baaxul ci askan kooku boo ko ñëwee ci wax bu neex ba muy wax ak yow ci ora bu tegu ba muy tegu ak yow booy boo ko joxee ba mu toog wéet fa mu toog dina terewul dina këppaat carte gi kooku nga jël koo xamante ne sax am na éthique ci boppam am na déontologie am na ngëm-ngëm waaye xam na ne benn nit rek du doxal mu jël noppam may ko askan bi ba pare di leen déglu la nga xamante ne wax nañ ko mu mun ko jël taataan ko tegaat ko ci penc mi loola bu ko defee yaakaar naa ni duñu ko limal ay diplôme yu mu am waaye dinañ xam ne kii ndaanaan a ngi nii di doxal kon jikko bu rafet moom mooy li nga xamante ne man maa ngi koy sentir ay années 90 lañ ko perdre
parce que da nga fiy gis nit di wax loo xamante ne bu ko waxee ba teg ko ci plateau bi yow ci sa wàllu bopp da ngay mujj man damay toog sama néeg parfois di déglu émission nga gis geste yi may def mel na kuy làqatu ma foog ne ma damaa nekk sax nit ñi di ma gis ni may làqatu ndax kersa bi ma am ci yenn ci defe nii loola nag fekk demuñu ba sangaat jikko yi ba mu rafet amaat yërmande ci askan bi ku la wax ne fii dina fi mos a defar du fi mos a defar dara lu jag loolu moom du mos a am. mais est-ce que tamit defar mën nañ ko basé wu ci maanaam comme ñun idée bi ñenn ñi am jàpp ni gender politique moo koy defar wala ab politicien moo koy defar est-ce que nekkul tamit benn engagement de tout un chacun chaque citoyen bay sa waar bu fekkente ni Pape mi ci jàngale la nekk mu fexe wàlla mu ci côté jàngale mu féetaloo ko mu doxal ko ba na mu war a doxee bu dee kii ci wàllu napp la féete mu fexe ba côté boobu dox ku nekk bay sa waar te ba ñu jël gender bëgg ko jox ay politiciens wala am ñun ko askane la parce que est-ce que xam nga benn affaire politicien ay mbiram dara wóoru ci surtout politicien boo xam ne du un homme d'état un homme politique mandat rek moo ko intéresse ak intérêt yi boppam. loolu su ma ci bëggee revenir ak yow sëñ Ibrahima damay wax ne ku nekk mën ngaa nekk ca la nga ne waaye loolu nag dañuy xam ne dafa doyul ci jamono bii ñu nekk nii tey parce que daf ci bëri ñu bëri ñoo xamante ne bëgg nañu liggéey mais amuñu fu ñu liggéey ki bëgg a liggéey nag te amuloo foo liggéeyee il faut nag ñu teg benn système boo xamante ne ñi nga xamante ne ñooy def politique te mën a xëcc mën a indi ay bailleur ci seen ay gox te ñi nga xamante ne bu ñu defee politique ginnaaw ba ñu leen dénk ba pare ñoom ñooy war a def nag seen ay perspectives xool nag les coins et les recoins yi nga xamante ne fa la ñu war a mën a dawee indi ñu jël seen ay population ñu fexe à ce que ñoom ci seen wàllu bopp ñu nekk ci dara parce que fii ñu fi jàng métier yi am nañ fi mais boo jàngee métier ba pare mais yow sa yaay ngay xaar pour mu teggi benn natt bu mu la dimbalee sa yaay war a daw ba dee yow sax mënuloo ko am parce que jàng métier bi rek mu toog kooku même bu ñu la waxee ne la kaay nga respecté sa menuisier pour menuisier bi dox mais menuisier boobu mënul dox parce que amoo sax matériel boo liggéey boo ko amee gars yi du ñu daw jëm si wut si la boo waxee ci pes bi nga wax aussi nga nekk ci pes bi mais peut-être ay pirogue nga amoo pirogue wala boog benn pirogue nga am yeneen jumtukaay ya nga xamante ne moom nga waroon a am amuloo ko mais kooku appui de l'État nga ci yaakaar ba nga xamante ne yow ci sa wàllu bopp boo defee la nga war a def ba pare ñun ñu unir fédéré suñu ay force mais far la force foofu État war na faa mën a def loolu moom mooy li nga xamante ne moom mooy yoon. d'accord léegi Pape lan mooy waral sa alliance ak l'actuel maire parce que bu ñu xoolee fi nga jógee ak fi nga mujj atterrir projet la wala position. alhamdulilahi rabbil alamin parce que dama waxoon ne am na loo xamante ne su fekkee bëgg nga kaa dox il faut nag da ngay fekkee ci prise de décision yi fa nga xamante ne ñu ngay def pour nga mun a wax sa wax safe gis nga fii bëri na fi ñoo xamante ne dañ leen di jox micro ñuy wax ba géex mais la ñuy wax lu ci bëri dara amu ci man nag yàlla dimbali na ma wala ñaan naa yàlla mu saxal ma ci loolu man la ma xam maîtriser ko lay wax la ma xamul duma ko wax léegi nag bi loolu amee comme ni ma la ko waxee ma wër pratiquement gars yi nga xamante ni yëpp nekk nañ fi ñu ñëw seet si ma comme man problème mu kaay ma jiitu intéressé wu ma woon mais ku ci ñëw boo ko côtoyé da ngay gis ne li mu lay wax ak li nekk du benn léegi nag le maire Alassane Ndoye bi nga xamante ne moom ci wàllu boppam dem na ba dégg ne am na un mouvement CICD bu nekk fii à travers ces conseils yi fa nekkoon à l'époque dem ba gëstu loolu mais ñëw promettre que le produit bi ñu ko promettre ce produit là ma ñëw ma ñëw fekk ko toolam parce que boobu sax wax dëgg fa yàlla li may wax ci sens de responsabilité bi nekk ci moom jox na ma cëru au moins ne ma fay boo bëggoon maa lay fekk si muy benn mu ne ma su fekkee ne bëgg nga ñu tase mairie mais su fekkee ne bëgg nga itam nga ñëw fekk si ma tool ñu waxtaanee li ñu war a waxtaanee ma xool ci sama staff ne leen nañ leen def li am solo mooy wax ci nit ki mu jox la yow nga jëlee ci moom mais yàlla dogal ci biir toog ak waxtaan dafa am responsabilité wu déglu ma ba ma wax du début à la fin mais bi ma ñëwee dama ko ne monsieur le maire mais du ma fi ñëw di la wax naan la jandeer mu ngi neex man mii di wax ak yow tey su fekkoon ne tey sama bëgg-bëgg faju woon na kon man sama wàllu bopp opposant laay nekk ci yow kon damay fexe lu la fi jóge waaye li Olof Njaay di wax ne am na loo xam ne boo ko xamagul ci nit ki tey fii dafa bëri woo ñoo xamante ne tey koo ne bëre daw wut si ko ne ko dama laa bëgg a liggéeyal yaa des subalternes yoo xamante ne ñoom dañuy lay contrecarrer wala sax duñ la teg fañ la war a teg ci la ñu waxee ne nag nañu tey si lii ñu taxal rek doxal dëgg tôt ou tard rek le bon profil dina mos a ñëw taxaw ci suñu kanam
mais ci la ñëwee bëgg ñu ci li ñuy def nañu lii ngay wax nii de pourquoi pas kon yow Moussa Faye doo ñëw jàpp ci combat bi. ma tegal ko baromètre yi nga xamante ne man gis naa ne tund jandeer bu ñu ko defoon mais dina avancer ma ne ko monsieur le maire man mii nga xamante ne damaa aspiré woon ànd ak beneen équipe boo xamante ne damaa foog ne bu équipe boobu ñëwoon mais dañ koy promettre ne ko ah mbaa yow di nga fexe ba fii ay taxes ñu koy fay mbaa di nga fexe ba lépp luy infrastructure manque ci ay gox dinañ ko amal te loolu yëpp ñun xam nañ ne la koy amal mooy que ni il faut que muy am revenu buy dugg ci commune bu am doole te tund jandeer fii kenn ñemewu fee taxaw naan fii source de revenu bu fi war a mën a génn amu fi. est-ce que les gens payent ñu ngi fay patente. auparavant ki fii ku déggalu monsieur Alassane Ndoye ni mu campagne cette année ci ñu génn fii dégg nañ fi ñun ñëpp ñuy wax ne pratiquement yooyu même bu fekkee ne ñu ngi ko doon fay ni ñu ko doon fayee ñenn ko ci doon fay peut-être waaye toppewuñu ko woon à fond ba nga xamante ne ñi ko waroon a respecté te kenn du ci bàyyi virgule loolu moom mosu fee am ci mandature bi nii ci lañ ko xaare d'accord kon si je comprends bien yow sa alliance ak l'actuel maire da nga gëm ni da ngay bokk ci mbir mi bokk fa ñuy jëlee décision mooy tax mu dox mais yow nekkoo amoo ay position yoo xamante ni da nga naa ànduma ak nit ki kon duma ànd ak moom ci politique léegi li ma intéressé mooy na jandeer dox donte ànduma ak nit ki loolu dafa mel ni su ma déggee bu baax loolu moo la yóbbu ci l'actuel maire. xam nga ànd ak nit moom amul benn importance. nit moom du dara. ànd ak nit. nit dina ànd ak nit parce que dañoo bokk ndey ak baay xaw ma nu ma la def kon am nga loo baax ànd nga ak nit parce que dama laa gis rek fanal la sama bopp loolu taxul ñuy wax ànd dama yaakaar ne da ngay ànd ak nit ki ci par rapport ak li nga foog ne bu ñu ko indi woon sa gox bi jag bu fekkoon ne rek ànd ak moom rek. te li nga xamante ne mënul jagal gox bi mais kon kay damay toog téye sama carte rek bu vote jotee ma xool ka ma neex ma may ko waaye damaa gis ne lu bëri doxul te man ci sama wàllu bopp ak sama équipe yaakaar naa ne lii ñu waxtaanee bu dee gëm nañu ko mais loolu war nañ koo mën a jël yekkal ko tund jandeer ba nga xam ne tund jandeer da ciy gis boppam te loolu man sant naa ci yàlla parce que monsieur le maire ba fi may wax ak yow nii te man ku ma xam laa wax de xam nga ni su ma gisee nen laa naan nen a ngi ni su ma gisee nen a ngi ni du mun naa fen mun tataa ba ma ne nen a ngi ni mais depuis que bi ñuy ànd boobu ba léegi gisaguma loo xamante ne teggi na ko ci la mu sart yi nga xamante ne moom la ñu waxoon te sart yooyu saa yu bu ñu demee ba yekkal ko askan bi dinañ xam ne xëy na ci am na ci yoo xamante ne wonni na parce que it nag wax naa ko sax ci biir wax nee naa ko man su ma sañoon mandature bii nga am nii ma bokk ci mooy gën ci loo xamante ne mos nga koo exercer loolu laay ñaan sa yàlla suñu borom. mbokk yi ak auditeurs yi nga xam ne ñu ngi déglu à travers Kayar FM 89.1 ak ñi nga xamante ni ñi seetaan ci YouTube bi ci à travers ADER TV di leen wax aussi bu leen fàtte di abonné tey ñu ngi dalal monsieur Pape Ousmane Faye jóge fële ca Bayax nekk conseiller ca mairie bu Diender jiite lii di commission urbanisme ak habitat ngir bokk ci émission bi aussi man ngeen woote ci 33 896 27 86 33 896 27 86 léegi Pape ñu ñëw ci li nga xamante ne ni moom nga jiite mooy urbanisme ak habitat maanaam loolu boo ñu koy tekkil ci wolof mooy lan urbanisme ak habitat ak lan moo tax a jóg commission boobu. waaw sëñ Ibrahima ñun nag dañu nekk séeréer buy laal fu nekk waaye xanaa ñu jéem ci traduire rek. ci baatu olof moom mooy dëkkuwaay rek ak dëkkin su fekkee ne du noonu après danga ma ciy dimbaliwaat tuuti waaye dëkkuwaay daal jàpp nañ ne ak dëkkin daal moom mooy pàcc bi nga xamante ne mooy urbanisme ak habitat ma ci remercier waat monsieur le maire parce que am na foo xamante ne wax nañ ci sax d'ailleurs tuuti mais bu may wax ne prise de décision maa ngi koy waxee ci ne par exemple conseiller rek ndax conseiller bi bu xamee cëram xam li ko war yaakaar naa ne même bu fekkee ne joxaat nañ ko fa ndombal tànk wala joxuñ ko ndombal tànk moom bokk na ci ñi nga xamante ne lu fay xew da koo war a xam man foofu rek laa ne woon à la limite doy na mais moom ci wàllu boppam moom moo dem ba yëkkatiwaat poste de responsabilité boobu noonu te laajuma ko xëccuwuma ko ci côté boobu noonu waxuma ko ci dara mais mu yëkkati ko am ci yaakaar par rapport ak ni may doxee mu jël tâche boobu jox ma ko ba pare na ma nag am naa ci confiance pour nga doxal kon loolu entre parenthèses rek bu ma bëggoon a boroxlu pour dugaale ci. d'accord léegi loolu lan mbir moom noonu lan moo ko tax a jóg. maanaam la mooy njëriñam. voilà donc li nga xamante ne moom moo ko tax a jóg moom mooy xam nga bu ñuy wax urbanisme habitat
ñun bi ñuy xaw a gën a intéressé sax mooy bi nga xamante ne mooy suñu commune bii nii ndax bu ñu nee urbanisme habitat ne mooy dëkko ak dëkkin foofu noonu xam nga ne nekkuñu foo xamante ne rek da ngay ñëw nu la neex dëkkee loolu donte amoon na ci maamaati maam ya ngay ñëw ñu dagal la portion nga dëkk loolu amoon na mais am na itam dëkkan bi nga xamante ne par exemple nit ki da koy jël maanaam teg ko ci yoon ka nga xamante ne par exemple teg na ko ci yoon kooko dafa am ay charte yoo xamante ne moom la war a tegoo donc ci kaw charte yooyu noonu li nga xamante ne moom la ñuy bëgg moom mooy que ni mu respecter norme ba pare wuti ay këyit yu koy permettre pour moom ci wàllu boppam ñu ne kii nii mu ngi ci voie légale ak ki nga xamante ne aussi ñëw na ba dëkk ba pare waaye nekkul ci voie légale donc ki nekk ci voie légale comme ni ñu la ko waxee mooy que ni ginnaaw boo xamante ne dañ la denc poste de responsabilité dafay baax nag nga dem fekk ji ñi nga xamante ne ñoom ñoo ko yeyoo ñoom ñoo cay liggéey ñu am loo xamante ne mën nga ko fa taataan jëlee ko foofu noonu nga ñëw yàgg ko donc da ñuy permettre rek comme dafa xaw a kii ñu liir ci tuuti pour wane li nga xamante ne képp koo xamante ne da nga tegu ci charte bi nga xamante ne moom la ñuy xaar ci yow nga mun koo tegoo. léegi man kon su ma amee dégg-dégg foofu kon maanaam nekkul am sa kër am sa terrain rek nga ñëw dëkk quoi. non munul nekk am sa kër am sa terrain rek nga ñëw dëkk. parce que loolu moom mbaa nga ñëw tabax. loolu moom boo ko defee yaa ngi def li nga xamante ne moom mooy anarchie. léegi naka la war a demee. ni mu war a demee mooy que ni si vous me le permettez un tout petit peu parce que dama xaw a manqué un peu le document donc sëñ Ibrahima. da nga war a am d'abord plan. voilà donc boo amee plan. kan moo koy defar plan bi. bon bu ki koy defar moom mooy que ni da ngay dem urbanisme habitat foofu ngay dem léegi lan nga fay am da ngay am titre de propriété moom mooy kayitu kër bi nga xamante ne da nga ko war a am da nga war a am extrait de plan da nga war a am attestation de demande de bail da nga war a am plan de construire da nga war a am aussi demande d'autorisation de construire adressée au maire. am lii nga xamante ne moom la ñuy wax fiche de renseignement am devise descriptif. may ñu tuuti ñu jël ki nga xamante ni moo nekk ci ligne bi allo. asalaamaaleykum. waaleykum salaam mbokk mi ak xarit bi. ñu ngi lay nuyu Ibrahima Faye. ñu ngi lay fay bu baax a baax kookal la ak foo ñu woowee. yaa Pape Faye bu baax. ñu ngi lay fay bu baax a baax. di am mbégte. di déglu émission bi bu baax a baax. merci beaucoup kookal la ak fooy wootee. man la Modou Ndiaye Bayax. Modou Ndiaye Bayax dalal jàmm ci Kayar FM ak ADER TV. yaa si jàmm bu baax a baax. waaw ñu ngi si jàmm alhamdulilah bu baax a baax. ñu ngi rafetlu émission bi bu baax a baax. alhamdulilah ñoo ko bokk. waaw vraiment neex na trop. ñoo ko bokk merci beaucoup ñoo ko bokk. ñu encouragé Pape Faye bu baax a baax moom. nitu dëggu la quoi. nitu dëggu la. am na comme tey jii maa ngi déglu comme ni mu waxoon nag Alassane yooyu yëpp. maa ngi déglu tey mu jaaraat. am na ñoo xamante ne. nga baal ñu nga wan gannaaw tuuti ngelaw li ngay wax dafa xaw a am tuuti ngelaw. waaw man am na ñoo xamante ne bu doon ñëw ma duñ waxoon duñ ko ñemee jaaraat duñ ci ñemee jaaraat. waaw mais nag ku dëggu rek mooy wax loolu quoi. merci beaucoup jërëjëf waaw. Modou. jërëjëf di ko wax nag ñu ngi koy xaar si yu bëri. waaw ndax parce que ñun amuñu fu dul bayax lañ dëkk tamit et puis bayax tamit bëri na lu fa manqué jandeer sa la ñuy wax ndax parce que mënuñu ni bayax la mais tamit jandeer yëpp ku si nekk xam nga li mu manqué moom ndax ku si nekk fa nga yeewoo xam nga ko waaw di ko fàttaliku mu gën a jàpp ñu jéem a defar suñu zone bi ndax parce que zone bi bokk na si zone yi nga xamante ne gën naa tardé. alhamdulilah. waaw te politique moom nit ki moom kenn àdduna ju guddi yi ñu toll nii kenn mënut a ñàkk a bañ a politique ndax politique daanaka moom mooy doxal lépp mais tamit nag ñu si bëri boo gisee ñu nanguñu see kii ndax parce que comme démb comme politique wu si salté yi moo tax ñu bëri bëgguñu see participer. yow lan nga jàpp ni moom buñ ko defee jandeer dox. jandeer leen laa man sama xalaat mooy lenn maanaam
kin fal ku si nekk xam nga ni comme Sénégal ni muy doxee maanaam pour la falee ni àndu pouvoir yooyu noonu duñ la war a mën a jàppale si loolu loolu xam nga premier tardement de Sénégal la ndax peut être ñëpp mun ñëw bokk pour ànd mais li war chaque jour budget di war dañ kaa war di doxal état da kaa war di doxal ñi nekk nag bayax di jaay ak lu nekk tuuti dañ kaa war di fay ku si nekk looy jaay da ngaa war a mën a fay tuuti ndax tuuti yooyu mooy defar ab dëkk tamit jeunes yi tamit ku si nekk war a mën a jàppale sa dëkk ab dëkk doo ko gis rek di bàyyi muy doxee lu mu leen neex ñu naan loolu sama yoon ëllëgee problème bu amee ñun ñëpp ñooy nekk di sonn tey jii comme tey li am Kayar rek ndax tey jii gis nga barna boobu doon def noonu ban ka fiy def am na ñu doon kaas am na ñu du woon kaas tey jii mu ngi sonal ñun ñëpp bu fekkoon jeunesse yi génnoon na nan waroon na jël jàpp si nan ko war na jàppee kon danay nii kon war nañ ku ne ak ay duma politique yooyu moomu benn njariñ ndax nit ki chaque jour li la war da nga kaa war di mën a kaas bu ko defee ñu génn ci beneen doxal suñu kii jiite yi da nga kaa war di fay képp ku xamante ne da ngay jaay wala nga am loo xamante ne war nga kaa mën a génn aide bi ci taxaw bu baax wut ñoo xamante ne ñoom ñoo koy dox ñu koy juuti ndax juuti yooyu lu bon mën naa defar dara ndax parce que war na fayax suñu jëndeer war naa am ay place de public war naa mën a am ay terrain basket terrain bi war nañ kaa mën a defaraat lamp yi tamit war naa mën a leer. léegi man li ma la bëggoon laaj mooy ngir développement Diender wala Kayar wala Kër Moussa si communes yi lan moo si responsabilité élus locaux yi ak lan moo ci responsabilité population bi nga xam ni ñoom ñooy fal loolu lañ bëggoon xam ngir mu dox bu fekkee dafa am lu mat a jooyanti féete ci côté population bi ñun population bi ñu ànd ci loola conseil maanaam booy joxe wala. population bi daal leen dong lañ mën a def. mooy bu ñu fal ñi nga xamante ni ñoom mën na ko liggéey ci nit bu ñu leen falee pare ñu jàppale leen toog seen ginnaaw di fay juuti yi nga xamante ni war naa mën a doxal dëkk bi ñu koy fay ñuy respecté mesures yi nga xamante ni moo sawee bois dëkk bi bu ko defee dëkk bi ku si nekk bu jàppee rek lépp dina mën a dox sans état mënut a dox mais tamit sans boo gisul état war ngaa mën a doxal sa bopp parce que nit ñi nii ku si nekk dangay xëy dem di liggéey xaaroo état mais dëkk nag dafa nekk loo xamante ni ci biir état la nekk ndax parce que lépp lu ñu jëlee Kayar am na fu mu jëmaat ci kees dina état bi dina ci jël wàllam. kon ñun ñi war naa mën a defar suñu dëkk ba dëkk bi dox bu baax tamit am na leneen lu ma bëggoon a wax. su fekkee may nga ma ko ma wax ko muy wàllu mbirum ñi nga xamante ni maanaam dañuy jaay seen bopp fekkee may nga ma ko ma wax si fekkee nag kii woo mën nañ koo kii ndax parce que en tant que Pape en tant que conseil tamit am na si wàll boo xamante ni. mën na saa xëy na àggale maire. boo defee maire jàppale. waaw loolu dañuy bàyyi dañu koy jégal ba beneen émission parce que tey si mbirum urbanisme ak habitat la ñuy waxee. après loolu beneen émission incha allah dinañ si ñëwaat gën cee yaatal ci anam bu gën a yaatal parce que tamit lu am solo la yàgg na ma bëgg aussi am koo xamante ni nii maanaam. dina ci am saafara parce que lu ñu remarqué suñu zone bi te ku ñu xamoon xam ni zone Diender dañu amoon ay valeur dañu am ay valeurs yoo xamante ni saa bu ñu ko daan dégg lan lañ ci daan teg subhanallah léegi nag dem na ba dafa nekk loo xamante ni amatul nëbbatu amul te lu ñu war a mën a taxaw daar jëlee ko fi la. incha allah léegi beneen émission dina ci gën a taxaw gën ci yaatal incha allah. question bu yow sax même am na question bu ma la laaj. boobu la bëgg a laaj. bismillah yow tey jii Ibrahima Faye moom lan mooy ëllëgam si wàllu politique ci nit bëggoon naa la kaa laaj donte yow yaa invité tey jii Pape Faye mais yow itam dama lay man mi war a laaj man ngay laajaat quoi waaw ndax man yow xam naa xamante leen bu baax ndeysaan émission ndeysaan mais man dama lay wax benn mbir rek sama ëllëgu politique est-ce que ëllëg tamit xalaat nañ Ibrahima dem may jéem a laaj commune bi wala dara waaw mais dañuy wax ni doom ji juddoogul jarta dogal mbootu man benn parti politique la am mooy tund wi mooy sama parti politique kenn mooy sama opposant mooy ki nga xamante ni dafa ñëw pour mu bowoo tund wala pour yàq tund wi waaw loolu mooy sama position jërëjëf jërëjëf Pape Faye tamit mu gën a góorgóorlu gën a jooyal ñu tamit suñuy bëgg-bëgg suñuy mbébét yooyu yëpp incha allah kontaan nañ bu baax a baax Diender war naa mën a dépassé fii yëpp ñu ngi lay siyaar bu baax jërëjëf merci beaucoup Modou di rafetlu woote bi di tiitoro aussi mbokki baax yi wax dëgg yàlla parce que tamit ak lu ñu mën di wax tamit benn tund la mooy tund Diender la ñuy wax
jamono dem ba découpage administratif ñëw rek ñu xàjjale Kayar ak Jandeer mais benn tund la amul Bayax amul Mbisaaw amul Njegéen lépp benn tund bi la ñu àndandoo xàcceendoo dóorandoo Pape léegi suñu ñëwaatee ci côté bii nga xamante ni nii mooy urbanisme man dama bëgg a xam man exactement maanaam mbir mi kon nekkul ci sama papa bàyyi na ma terrain wala jënd naa terrain damay ñëw rek daal di tabax léegi dama bëgg nga expliquer ma réellement les procédures à suivre nit ki bu amee terrain li mu war a def ak lii bu ko bëggee fii la koy demee pour mu am ko fii lay dem comme ça population bi ñuy déglu xam ni lii la ñu war a def bu ñu amee terrain bala ñuy tabax lii la ñu war a def les procédures à suivre et cetera étape par étape. jërëjëf sëñ Ibrahima waaye balaa may rebondir foofu rek nga may ma tuuti parce que Mamadou Ndiaye maa ngi lay nuyu yow itam di la ziyaara bu baax di rafetlu sa intervention rafet na waaye comme ni nga ko waxee yow xam nga kan mooy Pape Faye kon nag duñ fi nekk di développé dañuy bàyyeeg sa seede boobu nga seede rek dañ koy bàyyeeg yàlla tey ñaan rek li nga ci soxla yàlla bur yàlla dem ba loolu am alhamdulilah rabbil alamin voilà donc dama doon wax léegi ne dañoo am lu ñuy wax zone lotie ak des zones non loties zone lotie moom mooy zone bu nga xamante ne par exemple lii ma fi énuméré léegi listel la ko loolu moom mooy li nga xamante ne moom nga war a téye boo ko téyee ba pare da ngay dem parce que yaa kayit yi yaa ngi koy wutee fay urbanisme am ci yoo xamante ne fii nga koy wutee ci maire kayit yooyu bu ñu la ko joxee ba nga yóbbu ko urbanisme ba ñu reconnaître la ko mu jaar procédure bi mu war a jaar loolu moom mooy tax yow ci sa wàllu bopp fa nga dëkkee nga am possibilité saay boo bëggee demee nag ba war a tabax nga wuti autorisation de construire kooku am na ci droit mais am na ci koo xamante ne par exemple suñu dëkkuwaayu maam yu yàgg ya nga xamante ne sama maam moom moomoon fii nii nga am fa profession wala nga dëkkoon dëkk bu yàgg kooku bu fekkee ne amoo autorisation de construire ndax da nga ñëw ñu tabaxal la nga bëgg a defaraat beneen tabax loola dañ koy def mais c'est des constructions autorisation de construire provisoire loolu ci mairie bii la yem loolu aussi gars yi dañ ko war di xam ndax nekkoo foo xamante ne zone boo xamante ne permettre na la ba sa kayit yooyu ne ñu mën koo reconnaître au niveau de l'État loolu moom dafa war a leer léegi nag boo ci nekkee daf ci am loo xamante ne nag commune pour mu dox il faut mu am ay recettes yooyu muy am est-ce que kooku amu ko rek mooy dañ koy bàyyi moom itam mu tabax déedéet mënul ne parce que wax nañ fi léegi loo xamante ne dañoo war a defar suñu gox ki dugg léegi wax na ko comme ñun ñëpp dañoo jël nag suñu ay ndënd di tëgg ne commune bi dafa war a dox commune lu koy doxal xam ngeen ne ay recettes moo koy doxal kon ñi nga xamante ne dañoo bëgg a wuti kayit li ma listé moom la ñuy foofu la ñuy teg seen tànk dem urbanisme am seen ay papier ñi nga xamante ne nag amuñu ko instant bii nii te dañuy tabax pour dëkk nañu xam ne zones yi ñu dëkk c'est des zones non loties mais nag mairie du la bàyyi ci noonu rek yow ci sa wàllu bopp rek ngay tabax di dem xëy na nag ki fi nekkoon ndeysaan baaxoon na benn baax boo xamante ne ñii doon nañ ko fay si ñii daawuñu ko fay si mais ci ñi mu gënoon a topp mooy ci ñi nga xamante ne ñoom ñoo amoon dëkkuwaayu zone lotie. léegi autorisation de construction bi ngay wax. léegi si ban jamono lañ koy wut. ak nu ñu koy wutee. voilà donc ci ban jamono la ñu koy wut mooy jamono bi nga xamante ne domanial jox nañ la kii comment dirais-je. délibération sa délibération. boo amee sa délibération boobu nag ba pare ci ngay nag pare pour def li nga xamante ne moom mooy construction léegi nag fa ngay wutee ji construction ci ki nga xamante ne mu ngi zone lotie laa wax kooku nag moom lay dem nag wuti papier yi nga xamante ne moom listé naa ko léegi dem urbanisme ba ñu reconnaître ko ne ko yow ci sa wàllu bopp fa nga nekk am nga possibilité pour nga tabax nga door a tabax. léegi loolu dafa am ay frais yu ci war a dem ak bu fekkee frais yi ban naka lay demee frais yi. voilà donc bu ñu duggee nag ci wàllu frais yi comme ni ñu la ko waxee woon léegi bi ñuy avancé ci fi nga xamante ne fa la ñu jëlee ji information parce que ñu ngi lay wax léegi ne la tâche bi dañu ko attribué Olof Ndiaye dafay wax ne xëy na ki jàng tuuti mun na gëstu ci kon nañu xam ne lii lu bees la nekkul passation de service bu nit def. ba nga xamante ne dañoo jëloon ay lenge teg ko ci sa ay loxo ne la fii ngay teg sa tànk fii ngay teg sa tànk fii ngay teg sa tànk kon li nga xamante ne instant bii nii moom la ñu fi mën a tegagum par rapport ak information bi nga xamante ne moom la ñu bëgg a indi tund Jandeer nañu xam ne fii ñu à la limite fi ñu ci mën a yemagum mooy que ni ki nga xamante ne daal war na am autorisation de construire war na mën a gëstu ba xam ndax zone lotie la nekk wala nekkul ci zone lotie bu nekkee ci zone lotie mooy pièces yi nga xamante ne moom laa énuméré léegi moom lay wuti
su fekkee ne nekkul ci zone loti mairie rek moom moo koy defal autorisation de construire te autorisation de construire boobu fii la yem mairie la yem feneen reconnaître ko mais nag mënu koo ñàkk parce que duñ ko bàyyi aussi muy doxal ci noonu rek di tabax te fekk wéeruwul ci dara. léegi dañuy fàttali population bi ni que dañuy wax zone loti mooy zone boo xamante ni dañ ko def lotissement. bu dee zone boo xamante ni non loti comme ni nga ko waxee. mooy koo xamante ni fàkk dëkk yi la comme fii sa maamam ko moomoon fii lañ ma daggal et cetera. léegi pour gën a leeral nit ñi mais réellement est-ce que si zone Diender bi est-ce que loolu nit ñi ñu respecté nañ ko jox nañ ko benn dayo waaw jox nañ ko benn dayo man dama naan waaw parce que barke démb laay door a dugg ci terrain d'ailleurs ci bayax laa commencé mais damay gis ne ku ma ci ñëw rek ne la lii moo ma tax a jóg damay sentir ne yow ci sa wàllu bopp ku bëgg am kayit yi la maanaam pare nga pour yow sa wàllu bopp kuy jël ay millions di ko def ci gox xam nga ne kooku noonu la ngay fay pour war a mën a am ay kayit kooku du la tardel kon nag fan la problème bi ne loola moom xam naa ne ay émission dina fi amaat parce que ñun duñu të ak duñu tàyyi di wuti ay information di ko ñëw di ko yekkalaat askan bi fi problème yi nekk ñi war a jot kayit bu fekkee ne ci mairie bi la nekkee ñoom nañu xam ne ñoom seen wàllu bopp luñ ci war a mën a taxaw nañ ci taxaw ba ñi war a jot seen i kayit ñuy jot seen kayit à temps à réel loolu moom vraiment dama koy delloowaat ci ñii nga xamante ne ñoom ñoo fi nekkoon di exercer. parce que su ma amee dégg-dégg ci comme ni ngay waxee. dafa mel ni commission de l'urbanisme et de l'habitat au niveau de la mairie de Diender. nekkul loo xamante ni dama am jëmmaloon nañ ko comme nañ ko war a jëmmalee. dafa mel ni luy door a taxaw parce que dama la dégg nga ni nekkul passation de service lu ñuy door a taxawal la wala lu ngeen di door a jël service la si je comprends bien te yow da nga ñëw comme si da nga bëgg taxawal loolu jëmmal ko wan nit ñi ni leen bu ëllëgee bu ñu waree tabax balaa ñoo tabax lii la ñu war a def lii la ñu war a def papier yi la ñu war a wuti nii la ñu war a def su ma comprendre exactement noonu lay demee parce que li tax muy demee noonu wax naa la ne ñun defuñu passation de service ba mënoon a wax ne diw moo yoroon urbanisme mu wax la ne point A ba point B lii moo fi amoon nga am feuille de route mun cee doxee comme loolu amul nag ndax dañ la dénk poste de responsabilité yow na itam doo toog ne yàcc na yasar bañ cee gëstu ji ñëw itam di tatone kon dañoo jël suñu ay matukaay dem fa nga xamante ne mun nañ fa taataanee for fa dara ak à travers le net bi nga xamante ne boo ci duggee tey loo bëgg a xam ci àdduna di nga ko xam nga ci loolu ngay mën a taataan ba keroog nag nga lucide ci loo xamante ne boo ci taxawatee wax ci lu nit mënul dindi c'est que nag moment bii ñu taxaw tembe dafa nekk moment boo xamante ne il faut que nag ñu gaaw a sensibiliser. voilà foofu côté boobu noonu laa bëggoon ñëw population du ñëpp ñoo am la accès ci internet wala du ñëpp ñoo mën a gëstu léegi population bi nga xamante ni moom amul moyen gëstu wala xamul nu ñuy def amul accès ci internet population boobu noonu maanaam ban message de sensibilisation nga mën a jàllale bañ mën la dégg carrément xam ni bu ëllëgee balaa ñoo tabax lii moo ci seen warugar. alhamdulilah rabbil alamin lii benn la ci point bi te di ko ñaanal yàlla nag mu am Diender parce que booy bi sax xëcc na sama lanc waaye man ci li ngay exercer maa ngi la ci ñaanal yàlla sama borom mu dimbali sax ba nga teg fii lu kawe sa njortu loo xamante ne dafay nekk tund Diender parce que yàgg nañ lay suivre gis nañ ci ban lancé nga taxawee kon di ci interpeller waale aussi monsieur le maire di wax ne lii vraiment bu ñuy dem ci solution yi sax dinaa ci énumérer waale amul lu ko gën a am njëriñ ni ko Kayar amee noonu la ko tund Diender soxla war koo mën a am kon lii tey yaakaar naa ne benn la ci pàcc yi donc ñi amul accès ba mën a àgg tey par exemple ci internet mais yemuñu foofu commission yi bi man bi ma ko jotee dama leen woote daar ne leen nag li gën a gaaw la ñuy njëkk a def mooy que ni dinañu sensibiliser lii nga xamante ne mooy chef de village yépp dinañu jéem a dugg ci ñi nga xamante ne ñoom ñooy maçon yi ñi nga xamante ne ñoom ñooy tabax ñooñu dem nañu ba gis ñi nga xamante ne ñoo ko jiite tey ci tund Diender ne leen nag sàkku nañ ci yéen ngeen dimbali ñu pour ñu toog ak yéen waxtaan parce que di ngeen ñu yombalal mbir yi ndax nit ki nga xamante ne moom ci wàllu boppam da nga koy laaj xaalis te laajte joxe xaalis neexul bu sañoon nag balaa mu yëg ci xaalis boobu di la ko jox mu mun a xam ci ba fan lay teg tànkam loola ci suñu feuille de route la bokk mais aussi imam yi fàttewuñu leen ñoom itam aussi commencé nañ ci di ci waxtaan ak ñoom te yaakaar naa ne 21 villages yi ndegem yàlla suñu borom mu ngi maye bakkan équipe bi dina fexe ba sillonné képp ko war a dégg mu dégg ça ne veut pas dire que nag dañuy toogandi ba wër dañuy jël ay axe bu ñu demee ba étaler ba wax ba pare
ci ndigalu ñoom buñ ñu mayee parce que loolu la ñu rafetlu ndax bu ñu newoon maire ñu jox rek dañuy ñëw commencé mënoon nañ koo def mais dañuy préférer itam ñu ñaanaat buñ nee ñu bu leen neex ngeen commencé wala may leen ñu information bi jàll ñu appliqué loolu bu fekkee ne dañ ne ñëw dégg nañ leen duñ yéen mën ngeen a def seen liggéey te duñu tere ñun ñu def suñu liggéey incha allahu rabbi comme ni ñu ko defee bayax ñun nangul ñu ko ci nangun bu rafet ba ñu commencé suñu liggéey ñun noonu la ñu procédé woon. léegi ki nga xamante ni nii mu ngi ñuy déglu. wala peut-être après émission bi mën na seetaan ci YouTube bi ADER TV mu dégg ñu ni bayax léegi am na commission bu yore urbanisme ak habitat maanaam wàllu dëkkin ak dëkkuwaay. ni ñu war a dëkkee. léegi kooku bu bëggoon tey jii nii par exemple balaa commencé mbir mi kan lay rejoindre kan lay ñëw ci kan lay ñëw. voilà foofu dinaa fi profité di wax ne man aussi loolu nga xamante ne dañu ko teg tey ci sama loxo buntu boobu ci man mii la koy jaar xam naa dinaa la jox sama numéro de téléphone ba nga xamante ne képp koo xamante ne daal yaa ngi wax tey ci lu jëm ci urbanisme habitat na nga xam ne buntu bi man mii nga koy jaar. Pape Ousmane Faye dëkk Bayax donc am ñu ma ci àndal nag ci équipe bi. ku mel ne Ndeye Eden Fall mu ngi ci commission boobu noonu. fan la dëkk exactement. moom mu ngi dëkk Jandeer la dëkk. Pape Amadou Lo. moom Ndaam la dëkk. Yacine Ba. moom Bayax la dëkk. Xaadim Siis. moom Cëddeem la dëkk. Issa Fall. Issa Fall ah. Issa Fall moom itam Cëddeem la dëkk. ak ku ñuy wax Abdoulaye Diop. moom mu ngi dëkk Kër Matar. waaw. léegi lii ñii ñooy membre commission. ñii ñooy ñi nga xamante ne ñoom ñooy membre bi da ngeen koo def en fonction membre commission bi da ngeen koo dajale en fonction dëkk bu ne ngeen am fa représentant pour bu ëllëgee comme ni ko conseil war a defee bu ñu gisee lu ñu war a alerter. wala ku leen war a indil information ci dëkk boobu noonu ou bien nan ngeen tënkee commission bi. waaw kii jamono bi nga xamante ne jël nañu responsabilité bi toftale ma ko. ci jamono bii ñii ma lay wax ñi ñëpp ay conseillers lañ. nekk à la mairie donc ma ci profité waale di wax ne ñi nga xamante ne ay conseillers lañ ñooñu aussi du ñu leen fàtte ginnaaw ndax dëkk bu ñu ciy dëkk dugg bu nekk itam nañuy waxee chef de village bi dinañ fexe ba yëglu ba conseiller bu fa war a nekk aussi ñu fexe nga xam ne ñun ñii ñu nga fay ñëw. li ñu fa bëgg a leeral rek moom mooy bëgguñu mu nekk koo xamante ne conseiller la te nekkul ci démembrement bii nii di ci joxe ay explication donc voilà comme ni ñu ko déggee parce que am na ñun ci taataan dëgg la wala du dëgg dañuy profiter fii pour waxale ko tudduñu turu kenn nag waxuñu turu kenn mooy que ni da ngay gis koo xam ne peut-être doon na laaj xaalis nit ñu jox la xaalis boobu noonu nga dugal ko sa poche ba pare ne ko mun ngaa continuer liggéey kooku ñëw bu ñu ñëwee ci yow ci jamono bee la xëy na ndax ñu ngi door a commencé maa ngi door a jóge di barki démb bu ñu ñëwee ci yow nga mun a ñemee tudd tur ne diw la diw boobu moom man sama wàllu bopp su ma ko vérifier mu nekk danaa la porter plainte bu fekkee sama commission bii ma bokk la bu dee man bu ñu xaar dara nañu ma porter plainte bu ñu ko fi déggee bu fekkee ne ñoom la ci seen biir aussi allah kulli al dinañ la porter plainte parce que kooku dana fayaat léegi ka ñuy rendre compte c'est monsieur le maire bu fa nekkul ses adjoints ñoo fa nekk ñoom ñoo war a dégg lii nga xamante ne maanaam moom yow la ñuy en tant exercer que président de la commission de l'urbanisme et de l'habitat da nga bëgg lu leer nañ. lu leer donc nañ yi fi doon am maanaam nit war a wuti autorisation de construction wutiw ko. ba liggéey ba ci digg ñu jàpp ko ñu ko ni wutiwoo ko mu waxtaan ak nit ci ruq mu yëkkati dara jox ko kooku di ko continuer liggéey loolu jeex na fi. loolu moom ci kattanu yàlla ci commission bii ma yor ñaan naa yàlla mu jeex ci mais di ci interpeller ci yeneen commission yëpp aussi parce que cela ne veut pas dire que ni commission bii rek laa yem a yem mais lépp loo xamante ne aussi déggee woon nañ ko ci beneen commission mu ciy doxee kooku moom même bu fekkee ne mun nañu ko àggale ba mu àgg fa mu war a àgg incha allahu kii nga xamante ne moo fii kilifa gi tey wax ñu lu leer lu limpide ne moom ñaanal na boppam yàlla mandat bii nii parce que ku nekk it loolu ngay ñaan defoon naa dara am na lu ma population bi wax bëgg naa jóge ci loolu mu gën a yaxanal def na ñaari exercice bii mu ngi koy defaat tey kon bu sañoon bii mooy nekk bii gën te am na ay gan yoo xamante ne dañoo ñëw fekk si ñeneen ñooñu aussi maa ngi leen di ñaan nañu yaatal seen xol yi yaatal seen dënn yi di def accès à l'information parce que ku amul information doo mën a jote ba mën a jooy la nga war a jooy mais aussi conseil yi nga xamante ne ñoom dañoo bokkoon ci yeneen bannière yàlla dimbali leen ñu am la ñu am mais ñoom yaa xayti bu fekkoon ne ña nga xamante ne dañoo génnee ci beneen bannière amoon leen la leen gënal mais ki fi toog tey du fi toog
te loolu sentiroon nañ ko ci commission bi nga xamante ne bi ñuy ñëw am na ci ñoom te dañoo bëggoon ñu jox leen ay poste de responsabilité ku nekk parce que bii daf maa bett mais ku nekk mun nga ko am fay maire bu ko neexoon mun na ne fay bii de comme day door a ñëw na yem ci ma jox ko conseil rek ba pare toog di ko déglu mais xëy na gis na ne wala foog na ci xelam ne war naa ko mën a dénk lii ma dénk ko ña nga xamante ne aussi dañoo ñëw comme Ndeye Eden bii nii ma ngi koy saluer duggeewul ci buntu bii nii mais jël na responsabilité ne ma damaa bëgg a bokk ci liggéey bi te gis naa ne ba mu ñëwee ba léegi luy doxal rek ak bëgg a doxal wallaahi moom la ma wan a gum damay ñaan yàlla loolu continuer mais koo xamante ne da ngay nekk conseiller toog fa nga toog di war a xaaraat beneen mandature parce que yow gis nga ne dugg nga waaye ki fi nekk jam nga ko baat rek jëlee ko ne ab opposant la du fi defar doo toog doo ñëw doo ko kaasal sa askan mais loolu aussi sëñ Ibrahima dafay doy waar te loolu aussi man commencé naa ko di ko sentir. loolu dafa nekk loo xamante ni du esprit d'équipe du esprit leader. leader du doxee noonu. moo fi am nag te du yàgg dara comme ni ma koy faral di wax ni Jandeer dafa am baatin bi Jandeer am mooy képp koo xam ne da nga am say mauvaise intention. moo xam mu nëbbu mu feeñ. du yàgg dara yàlla daf lay weer. Jandeer noonu la ko yàlla bindee donc lu fi waay di yéene rek na doon lu baax. ku ñëw tamit ni Jandeer moo ma ñor fekk du dëgg du yàgg dara yàlla léegi ngay foo jaar nit ñi di la cimtu noonu la yàlla binde Jandeer donc lu fi waay mën di wax mooy Jandeer ay tool la nit ñi ñooy gàncax boo leen yéenee jàmm da ngay am jàmm soo leen yéenewul jàmm doo am jàmm waaye du tere ñoom tam am jàmm léegi dañuy am esprit d'équipe mooy kii neexuma mais li ma boole ak moom mooy liggéeyal Jandeer donte moom neexuma moom loolu jikkoom la loolu laneen la jota warta entaché dara wala wanta entravé dara ci sama développement wala sama engagement ci Jandeer donc suñu en résumé dañu bëggoon nga wax population bi ñuy déglu balaa ñuy tabaxati nañ def nii loolu lañ bëggoon nga wax ñu ci exactement donc population de Jandeer comme ni ko sëñ Ibrahima waxee maa ngi leen di ñaan képp koo xamante ne war ngaa pare pour tabaxati na nga xam ne ñun la ñu jox jumtukaay yi nga xamante ne boo leen ko jaaree ci ñun dinañ leen teg fan ngeen di teg seen tànk mooy dem leen à la mairie ba nga xamante ne ñun dinañ ci am information ne yéen a nga fay dem waaye bu kenn nangooti yem foo xamante ne da nga koo yemee ci biir koñ bi fii nii ku yorul commission boobu noonu dugal la ci loo xamante ne warul la faa teg accusé wu ma kenn nag mais nag war naa mun a teg lii képp koo xamante ne lu rafet nga bëgg yaakaar naa ne lii di nga ci gis sa bopp képp koo xamante ne nag rafetlu woo ko c'est parce que rek am na leneen lu la animé wul. léegi ki nga xamante ni nii dafa tabax ba pare jaarul foofu noonu yan risque moo ko si mën a. waaw xam nga déjà ki nga xamante ne dangaa ñëw tabax ba pare mais yow kooku amul la dara lu la reconnaître yow tey par exemple bu ñu demoon bay wax ne dañ laa war a déjati loolu day yomb te xoolal ku yëkkati ay millions def ko ci gox ba pare te yow ndekete fi nga teg sa tànk dara dëgëru ci ñu ñëw ne la lii de dañ koy nangu parce que du moomeel foo koy jooyee ay maamën ngay dem ak dugg ci ay détails yu kenn xamul ak jooy ba sa rongoñ fel bu dee nga tase ku baax koo xamante ne peut-être mën na laa dimbale ci peut-être ñuy transférer la feneen dimbale la ko day fekk mu nekk foofu maire mun na koo def ci yéexanam ci ak mbaaxam te na fekk sax aussi mu am ko ndax bu ko amul tey xam nga ne day doy waar. léegi ki tabax ba pare léegi nan la mën a def ba rattrapé wu coup boobu noonu. léegi nag te jotul woon a jaar ci li nga xamante ni nii mooy procédure normale. léegi nag loolu xam naa dañu koy delloowaat maire ba nga xamante ne il faut nga bokk ci zone boobu bu fekkee ne zone non loti la ñu fexe ba zone boobu noonu ñu xool naka lañ koy lotissé ñu dugalaat ko ci norme yooyu noonu ba pare yaxanal ba nga xamante ne kayit yii ñu fi listé woon comme dafa xaw a gudd. wala boo ñu permettre ñu liiraat ko rek. allez-y. voilà donc dama waxoon ne ñi nga xamante ne ñoom ñoo nekk ci zone loti boo xamante ne zone boo xamante ne tegu nga ci ay normes ba nga xamante ne boo ci amee kayit yow kat dinañ ne kii nii wax dëgg fa yàlla nekk na ci yoon dama ne dafa war a am li nga xamante ne moom mooy titre de propriété nu ñu koy tuddee mooy ku am kayitu kër mooy benn mais dafa war a am li ñuy wax extrait de plan cadastral daf ko war a am. mais dafa war a am attestation de demande bail. attestation de demande cadastrale. waaw cadastrale mooy boo xamante ni cadastré nañ ko enregistré ko dans le registre public. loolu da nga ko war a am mais da nga war a am te kooku ki la koy jox urbanisme nga koy amee da nga war a am par exemple plan de construire maanaam plan de construction da nga ko war a am
da nga war a am encore demande d'autorisation de construire adressée au maire loolu moom mairie moo la koy defal mais aussi da nga war a am fiche de renseignement daf ci war a bokk ci papier yi mais da nga war a am aussi devise descriptif amaale aussi sa carte d'identité mais boo amee acte de vente bu dee ku ñu jaay la dafay amaale acte de vente mais bu fekkee ne ku ñu jaayu la ndax moomeelu maam la woon. xëy na voilà dañ la ko legee kooku peut-être doo yóbbu papier yooyu mais yii ma fi listé daal ku ko ci mën a jàpp loolu ngay jàpp. ginnaaw boo dégluwaatee émission bi tey xaar ñu bari déglu ko foofu nga koy jëlee après nga wuti ko fële nga xamante ne moom mooy urbanisme. boo ko wutee nag ba pare yow xamal ne dugg nga ci charte yi nga xamante ne yow ci sa wàll bopp nag say mbir légal na comme ni ko ñëpp amee mu légal. léegi ci lan ngay woo population bi exactement. population bi. maa ngi leen lu jëm ci wàll bi. waaw li may woo ci population bi mooy que ni en tout cas wax nañ ne mandature bii nii il faut que ñu alimenter suñu mairie ci ki nekk ci zone loti ak ki ci nekk ci zone non loti ñi nga xamante ne nag dëkkoon nañ feneen di ñëw yàlla dimbali nañu ne ñooñu moom ñu ko bëri dañ koo maîtriser suñu première sortie amuñ ci benn problème ñi ñu ko wax ñëpp amaguma information nag ndax boobu ba léegi demaataguma mairie ba xam ndax ñoom ñu ngi dem mais jox nañ leen suñu ay numéro téléphone won nañ leen ne dem leen à la mairie su ko defee ngeen mun ko am mais ñi nga xamante ne dañu nekk ci zone non lotie aussi ñooñu nañu dem à la mairie mais li ñu mën a am moom mooy provisoirement lañ leen di jox seen autorisation de construire loolu bu ñu ko amee loolu xam nga ne nekkul ci lu légal loolu aussi ça nous permet tout simplement d'avoir des recettes pour la commune parce que loolu bokk na ci li nga xamante ne dafay dugal koom-koom ci suñu gox te itam tëddee njaaxaanaay dafa baax ci lu ne bu fekkee ne ñii ñu ngi fay nekk ci camion yi ngay gis je pense que ni mosu fee am alhamdulilah rabbil alamin gis nañ ko fi lii nga xamante ne aussi mooy cantine yi ñoom itam ñu ngi leen di ñaan nañuy fay parce que loolu seen njëriñ la boo defee sa devoir ba pare bu taxawee nag mun nga laajal sa ay droit man am nag barke démb ku may waxtaanal bi ñuy développé ba mu yëg ne ndekete ñun daawuñu sax fay dana ma kon de lu ma mës a wax Alassane Ndoye maa ngi koy bàllu àq bien vrai que nag xëy na waroon nañu ko teg ay jalon parce que boo demandé itam perspective yooyu yëpp waroon nga ko mën a teg. maintenant man dama bëggoon xam autorisation de construction bi. dafa am niveau de bâtiment boo xamante ni nii bu tollee nii. moom ngay wuti autorisation wala loo mën di def da ngay wuti autorisation parce que kii tabax tey nu mu tuddati appartement 5 pièces. ak ki nga xamante ni tey day tabax benn pantre wala néegu xar lan mooy différence bi foofu. waaw foofu nag problème mu payoor rek moo ci ne mais kër gi nga am la intéressé mooy surface ba nga am foofu la kër commencé léegi nag lan la yàlla ganewee ba nga bëgg a def lu jëm kaw ñëpp di ko seen loolu leneen la mais na nga xam ne foofu noonu norme yi ngay fayee ñoom ñoo dul nekk benn parce que ki nga xamante ne tey par exemple kër rek la yor nii muy simple dañoo wax ne bu fekkee ne fii nga dëkk yaa ngi fay 50 000 bu fekkee ne nag dëkkuloo fii yaa ngi fay 100 000 mais bu fekkee ne tey par exemple dafa nekk koo xamante ne day def R plus lu tegu ci kawam itam li nekkoon ci suuf day fekk si waat li nekkoon ci kaw ak ñi nga xamante ne par exemple li jëlee naa ko fële urbanisme ci yaatal ci biiri waxtaan mu ngi may wax ne tey koo xamante ne tey mu ngi doon tabax loo xamante ne dafa laaj tey 50 millions kooku 1% bi ngay fay kon da ngay fay 500 000 donc comme ni ma la ko waxee léegi est-ce que ñii noonu lañ doon doxee wala doxee wuñu woon noonu loolu xëy na ay jamono dinañ ci àggaat ba gën cee mën a yaatal mais fi ñu ci mën a yemagum daal mooy ci norme yii ñu pare pour ñu war koo doxee nañu xam ne lii moom mooy li nga xamante ne moo taxaw ci yoon bi di ñu xaar. jërëjëf Pape yëg si nañ si njeexitali émission. alhamdulilah doon la laaj sa kàddu gu mujj. sama kàddu gu mujj ginnaaw bi ma la sante di la ñaanal yàlla di la wax ne ku la yàgg a estimé la ku la yàgg a suivre la yàlla bu la ndog dab benn yoon ci li ngay doxal. parce que man ci fépp fu may préféré di fa dem sax day fekk ma gis fa éthique ba pare su ma ko gisul man du ma sonn sax di ca dem kon yow na nga xam ne tey référence ga mais ginnaaw bu loolu weesoo gërëmaat sama ndey ak sama baay bi nga xamante ne ñoom ñoo ma teg ci axe bii ma tegoo parce que mënoon naa bañ a yomb waaye xam naa ne teer nañ maa xamal ne lii moo baax lii moo bon lii bu la ci nit dégg lii na la ci nit di dégg bu dee mën nga ca dara
di santaat nag ki nga xamante ne moo ma jox responsabilité bii nga xamante ne da ci yaakaar ne tey ndam mun na cee am muy le monsieur le maire Alassane Ndoye maa ngi koy ñaanal yàlla yàlla na ko yàlla jàppale ci lii nga xamante ne fal nañ ko muy député te it nag ñu santaat ko ci benn côté parce que waxoon naa ko ci ay kàddu waxoon naa ko fu ma mas a dem nee naa ko bu fekkee ne am na yu ñuy joyante itam xam nañ ne jandeer moom gërëm na la ci yàgg a bañ ci loo xamante ne nooteel la loola itam ñu ngi ñaan yàlla di ko ci roy ci loolu fas yéene di ci woo di ci interpeller ci képp ku ci bëgg a doxee di santaat tund jandeer bu baax a baax a baax a baax ndax ci diir bu gàtt dugg nañ fi ci ay dëkk yu bëri yoo xamante ne man estime bi ñu am ci man sax franchement parlant daf ma dépassé mais di ko jeexalee fii nga xamante ne nag mooy Bayax Ndiaye di leen wax ne seen doom a ngi nii di leen wax ne ñaanal leen ko yàlla mais ñun ñëpp nañu bokkaat combat bi ndax bokk combat bi mooy suñu njariñ ñun conseil yi fi nekk nañ leen defaat aussi ci biir Bayax ñeneen ci beneen gox defee noonu wat gaal yëgoo ñuy fexe ba information bu wàccatee mu nekk à temps ku ci war a jot ci ba nga xamante ne booy waxal ci sa morom di nga ko mën a waxal loo xamante ne di nga ko mën a sant gërëm ko ca na muy doxalee waaye nag parfois di nga jékki-jékki rek wax ne nit ki mënumaa wax ci moom te koo xamul loolu dara mënoo koo waxal te bu yàggee rek nooneel lay indi ci dëkk bi ak mbañeel te loolu war na fee mën a ñàkk di santaat soxna Maymouna Ndiaye parce que mooy suñu deuxième adjointe au maire kooku itam wax ba mu jeex te tudduma ko ci poste de responsabilité boobu mu yor nekk na lu neex ñeneen ñi moom conseil yi rek laay wax ndax liste bi dafa xaw a gudd te comme maîtriser woo ñëpp da ngay tudd ñii doo tudd ñii naa ne conseil yi rek yéen ñëpp woo naa leen ci combat bi di leen jaajëfal bu baax a baax a baax di gërëm sama mouvement bi nga xamante ne tey ginnaaw ñoom mënoon naa ñaaw pourquoi mënoon naa ñaaw parce que dañ cey jàpp boobu ba léegi te mosuñu maa bàyyi ku mel ne Salif Ba ku mel ne Aliou Ndiaye ku mel ne Daouda Dieng ku mel ne Pape Niang Ndeye Faye Ami Faye ak ku mel ne madame Sakho les enseignants xam naa beneen émission dinañ ñëw wax ci loolu ñoom itam jàpp nañ ci combat bu baax a baax di leen sant di leen gërëm di leen wax wasalaam alhamdulilah rabil alamin jërëjëf Pape Ousmane Faye nekk ki nga xam ni moom lañ dalaloon tey jii ci seen émission ADER ànd defar réew mi ngeen àndoon ci ak Ibrahima Massamba Faye ci micro bi ci technique bi Sini Diop di leen jox dox daje beneen samedi beneen waxtu ak beneen gan ci chaîne bii di ADER TV ak